ak mi ko ñu dem ci 25 bi ñu xool quelques demandes 25 bàyyi nii ñu dem première def première xool. La trasparenza e la pulizia dei vetri dei finestrini del veicolo garantiscono una migliore visibilità esterna. Vero jàppal li xoola gis nga mooy finestrini foo gisee vero finestrini foo gisee vero la nee na la trasparenza e la pulizia dei vetri mooy vitri dei finestrini del veicolo garantiscono una migliore visibilità esterna nee na day tax nga maanaam gis-gis bu baax ci biir loolu dëgg la. Occorre verificare le spazzole del tergicristallo per sostituirle se sono consumate. Verissimo. Occorre verificare, da nga war vérifier lo spazzatore del tergicristallo. Tergicristallo mooy comme ça bu fekkee day taw oto yi mooy affaire bi kii ndox mi kii yooyu noonu di kii ndox mi buy taw nga koy nga activé ko muy kii ndox muy bale ndox da nga ko war a saytu quoi buñ consommé comme ça ba xam da nga ko war a saytu ba xam bu fekkee dañoo consommé après nga kii ko quoi nga dindi ko nga contrôler ko nga ko war a saytu bu baax daal la. Adesivi, ciondoli o altri oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità del conducente. Vero nee na adesivi mooy comme ça daal comme exemple yow comme mooy boo gis oto yi comme vitre bi ci kanam mooy affaire yi ñu fi def di fi teg ay kii ak yooyu noonu ay xaj yu ndaw yi comme bopp comme fookaay yooyu ñu teg ci kii yi quoi ci oto yi pour juste di rafetal ak yooyu noonu. Oggetti applicati sui vetri del veicolo possono ridurre la visibilità nee na mën na wàññi gis-gisaay kii dawal comme gis-gisaay mën na ko wàññi weeroo la yooyu noonu ngay gis oto yom parfois nga dugg gis gars yi teg ci kaw vitre ba nga xam doo gis bu baax teg ci ay rafetal ay robot comme ça daal yooyu loolu mooy adhésif yi nee na loolu day tax maanaam chauffeur bi dugg day wàññi gis-gisam bu baax ci dawal bi weeroo la waaw yooyu bu fi bari am ñoo yi jël ay xaj comme ça daal ay xaj fookaay yi di ko fa teg juste pour rafetal quoi teg ko ci kaw vitre yi comprendre la yoonoon neen day tax kii dawal du am gis-gis bu baax weeroo la waaw day wàññi gis-gisam am ñoo dañ koy duy ba fees dell sax ci kanam vitre. Se il parabrezza è coperto dalla polvere, bisogna utilizzare il dispositivo di disappannamento. Falsissimo. Se il parabrezza è coperto dalla polvere nee na fekkee pare-brise bi dafa pënd quoi polvere mooy poussière dafa bari ay poussière bisogna utilizzare da nga war utiliser il dispositivo di disappannamento falso polvere gi moo ko yàq mais fekkoon dani la se il parabrezza è coperto dalla ghiaccio e glace quoi comme ça mu kii nii booba mën nga utiliser il dispositivo di disappannamento ma non polvere non poussière non bu fekkee ay ghiaccio ak yooyu noonu ay glace yooyu noonu mais polvere non falso. In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore del veicolo, bisogna ripararlo con del nastro adesivo trasparente. Falso. In caso di lesioni o rottura del vetro anteriore. Anteriore mooy davanti, posteriore mooy dietro. Sì, anteriore mooy davanti suma juum anteriore posteriore del veicolo bisogna ripararlo con nastro adesivo trasparente. Falso. Nastro adesivo trasparente mooy lii ne comme ça col la noonu dala fekkee maanaam sa verre oto bi ci kanam fekkee maanaam dafa am problème quoi comme mu toj wala dara nee na dangaa war a jël nastro adesivo trasparente nga kol ko ci non falso da nga dem jënd verre bees nga teg ko ci xujur yooyu mooy lan falso kenn du ko def. Occorre verificare che nel serbatoio del dispositivo lavacristallo sia sempre presente liquido per detergere i vetri. Domande vero, occorre verificare, da nga war a verifier che nel serbatoio del dispositivo lavacristallo sia sempre presente liquido per detergere i vetri. Vero. Serbatoio bi del dispositivo lavacristallo nee na toujours da nga ko war a kii xool fekkee am na ay vitre yooyu nga kii ko nga dindi ko quoi da nga ko war a contrôler yu baax di xool fekkee am na dara lu ci kii nga substituer ko nga defaraat ko waaye loolu xaw bari nag ak complet wen ci ngir bi tata xama ñëw ba xool 6 bi la force aderente xool bi. Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'interno. No, falso. Verso l'esterno. L'interno, fai con esterno vero, ma l'esterno. L'interno, falso.
dañu quando il veicolo percorre una curva neen fekkee sa oto dafay daw ci benn curva quoi courbe e assoggettato ad una forza che tende force boo xam da koy spostare verso interno ci biti falso esterno ma non interno. Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne il ribaltamento. Vero nee na fekkee ne quando il veicolo fekkee oto bi mi ngi daw si ab courbe quoi la velocità eccessiva fekkee da ngay daw bu baax nee na loolu mën na provoquer ribaltamento comme ngay daw ba si ak sa oto bi di kii quoi di ribaltaan dem ak dikk naan nii def ay mouvement nii fekkee da ngay daw bu baax ci ab courbe boo jàdd sa oto bi mën nga saaraan sax mën na war a ngay oto bi def nii quoi di baajeewu yi loolu mooy ribaltamento vero la moo tax courbe boo fay daw da ngaa war a yemamaay da ngaa war a wàññi li ngay daw ndànk ba génn courbe bi waaw li mu wax fii dëgg la boo dawee bu baax moom mën na war a ribaltamento. Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare lo slittamento. Waaw falsissimo nee na fekkee da ngay daw ci ab courbe si deve aumentare la velocità da nga war a yokk li ngay daw pour éviter lo slittamento yow déet da nga war a wàññi li ngay daw pour éviter lo slittamento pour bañ ay kii ak yooyu noonu slittare mooy comme scivolare quoi comme tarxiis ak yooyu wala mu jékki-jékki saaraan non falso da nga nee na bu fekkee da nga war a yokk li ngay daw pour éviter lo slittamento da nga war a wàññi li ngay daw contrario boo yokkee li ngay daw kay soo ay yow kon boobaa doo éviter lo slittamento mais da nga koy yokk lo slittamento ngay am falso. Quando il veicolo percorre una curva, la velocità eccessiva può provocarne lo sbandamento. Vero nee na fekkee da ngay daw ci ab courbe la velocità eccessiva mooy ngay daw bu baax a baax velocità eccessiva può provocare lo sbandamento nee na booy daw bu baax nee na mën na jur sbandamento comme nga saaraan wala nga jéggi scivolare slittare è vero. Quando il veicolo percorre una curva si deve aumentare la velocità per evitare il ribaltamento. No. Deve aumentare la velocità. Falso, wuro yokk li ngay daw per evitare il ribaltamento, ma ancora wàññi. No, falso. Quando il veicolo percorre una curva è assoggettato ad una forza che tende a spostarlo verso l'esterno. Xam nga boo xoolee domande bu njëkk bi dane verso interno moo tax mu nekk falso kon bii esterno la kon bii mooy vero loolu esterno moo bi jàpp ko foo gisee vero la esterno foo gisee vero am naa muy bari yoo foo gisee vero la falso da lay dimbali nga xam boo demee examen da bonus lay doon quoi dafa neex daanaka mooy yëpp ko naan foo gisee vero kon vidéo day commencé gudd te yëpp doo ko mën a kii nii après moom naa commencé argument ba 25 bi 1 bi 25 yëpp doo ci booy mën cee jàng daal boo ko bëggee mu gën a comprendre da ngay dugg 23 bi nga jàng ko mu jeex dugg 25 jàng ko mu jeex di nga ci comprendre lu mu bon sax